ñu sante yàlla julli ci sang bi sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñuy ñaari waajur gërëm Serigne Touba bu wér tey yeesal suñu yaakaar suñu daanu ci Cheikh Fall maa ngi nuyu mbooloo mi fi daje yépp jëkkee ci nuyoo bi l'ensemble du conseil municipal bi nga xam ne tey ñoom ñoo waral jotaay bi am di nuyu délégué de quartier yi nga xam ne ñoom ñooy suñuy kilifa nekk ci biir quartier yi ñëw tey jii ci jotaayu tey bi di gërëm di nuyoo les présidents de conseil de quartier di nuyu di beral nuyoo nag délégation bi nga xam ne mooy délégation wu PAMECAS ñoom ñu ñëw en grande délégation te nag ginnaaw wax ji yëpp nag waa PAMECAS ñoo waral coow li parce que financement yi ñuy wax ci PAMECAS lay jóge kon yaakaar naa ne ñoom la ñu war a gën a gërëm ma leen di remercier ci jàppale bi ñu ma jàppale di nuyu les présidents d'association ku ci nekk ci turam ak santam ak ku nekk sa mbooloo di nuyu jigéen yi nga xam ne daje nañ fi yépp muy jigéenu commune Fann Point Amitié di nuyu waa FEDEFEM di nuyu képp koo xamante ne doom nga ci biir commune Fann Point Amitié ñuy sant yàlla di ko santaat nag bim ñu mayee ñu toogaat fii tey ci même place bi ci même heure bi di wax lii ñuy wax ndax suñu borom rek la neex moo ñu mayee ñu def ko daaw mayaat ñu def ko ren kon dañ koy dolli sant alhamdulillahi rabbil alamin daje bi ñu fi daje nag dafa bari signification ci man bari signification ci conseil municipal ndaxte yàlla ginnaaw bi ñu ci waxtaanee ñoom ci seen biir ak parti politique yi ñu renvoyé élection yi ba 2021 mais mu jaadu nag comme que juróomi at lañ ñu faloon te juróomi at yi mat na mu jaadu nag ñu taxaw ak waa Fann Point Amitié defal leen bilan wu juróomi at ne leen juróomi at ngeen ñu faloon lii lañ leen digoon en 2014 lii la ñu def est-ce que lañ leen digoon def nañ ko wala defuñu ko ndaxte dañu toll ci jamono joo xam ne jamonoy politicienne dafa xewi jamonoy politique gu jëf moo xew nit ñi kenn mënatu leen a nax nit ñi ñoo moom seeni bopp am seen intelligence di xool di ràññee ku liggéey xam nañu ku liggéeyul xam nañu ma am yaakaar ni doomu aadama buñ ko falee gënul nit ñi ndey gënu leen baay ëpp leen xam-xam ëpp leen juddu lu dul suñu borom la soob mu jaarale ko ci moom ñu jël ko teg ko à la tête de la mairie bàyyi ñeneen ñi ci des bu dee deretu góor mooy daw ci yaramam la mu dige woon ak nit ñi daf ko war a respecter man nag mënuma woon bañ a respecter sama kàddu ndax dama waatoon ak nit ki ma waat sax du nit ndax Cheikh Fall du nit te dama ko waataloon ba may wax ak Cheikh Fall
jox ma maire bi ma liggéeyal Serigne Bamba laa ko wax. tegal ko ci ndax nit mun na nax nit. bëgguma sama wax dañ moo tax ma ne décembre balaa at bi di jeex dinaa ko financer parce que su paasee dinañ ne waxoon na ko mais defu ko te bëgguma sama wax di dañ bëgg naa lépp lu ma diggee ma respecté ko. waaye jotaay bi da ngeen may balaa may sori ma am lu ma jukki. def nañ présentation bu ndaw sànq muy xale boo xam ne sax la ci commune Fann Point E Amitié ndaxte Serigne Touba tubaab bi daf ko jàpp pour toroxal ko andi ko Ndakaaru gii façon métit bu ne tubaab bi teg ko fii ci Dakar moom ngeen di dégg ñu ne ñetti fanu Serigne Bamba yi ci Ndakaaru ñu dugal ko ci néeg boo xam ne ay ràbb moo ca ne ba mu tegee tànk bi ràbb bi dafa fëll tànk bi daf ko bënn ba fëll ko mu tegaat beneen bi tànk ràbb bi fëllaat ko ba fëll mu wéeru ràbb bi fëll dem ginnaaw gi ñu mbugal ko fii ñetti fan ci biir Ndakaaru ba lébu yi ñëw mujjee dem ci tubaab bi ñaan leen njëkk ne leen dañu bugg ngeen jox ñu kii ñun ñu téye ko ci suñu kër yi ba ngeen koy yóbbu géej. Serigne Touba bindoon ne ñetti fanam yu naqar yii ci Ndakaaru yàlla dina ko mës a fay benn bésu bànneex bu àdduna yëpp di coow ci Ndakaaru. ñu xëy ba mu koy bind yàgg na ñu xëy Serigne Touba di dem ndax ku toog Serigne Touba nga ci xalifa yi ñu toog ba di réaliser Massalikul Jinaan gi nga xam ne Afrique de l'Ouest ba mu jeex ginnaaw Makka ginnaaw Madina kenn mësul gis jumaa ju mel nii ci àdduna. waaye léegi ñu ne la jumaa ji ni mu toll jumaa ji fi mu toll ak jumaa ji ni mu rëyee nga xam ne boo jegee Makka nga koy gëj a gis wala Médine doo ko gis ba bëggay ñëwaat fii ñu ne la ka nga xamante ne moo ko tabax moo jiite liggéey bi moo doon joxe instruction moo doon wax moo doon joxe gone gu jigéen gu ndaw la gu dëkk suñu biir commune bi kooku suñu sak la. Mariane Seck nekk doomu Alsane Seck président conseil de quartier bu Fann op muy looloo xam ne suñu tiitar la suñu sak la parce que suñu nee ku tabax jumaa ji ñu ne xale bu jigéen ba ko jiite de Fann ok la bokk loolu suñu sagu commune la. loolu moo tax ma ne woon comme que tey dañuy def journée sargal jigéenu commune Fann Point Amitié balaa ñuy sargal kenn moom la ñuy njëkk sargal Mariane Seck ma lay ñaan nga ñëw fii ñu sargal la. Mariane Seck. mbooloo mi ne ñëpp tàccu Mariane. lii sag la. alors Mariane Seck tàccu leen ko dañ koy woyal ba neex. waaw macha allah. ana waayu Xaadimu Rasuul di kaay. foofu. xalam baal du tuddee xadi baal du tuddee xadi baal du tuddee. xadi baal du tuddee kaay yow muy sama moo na bi kaay. Sëriñ Bamba. ana sof yu mu bismillah ya micro abalal ma micro boole ma ak jigéenu commune bi ma xool leen gis ni ñuy dajee coono yi ñuy daj
ma gis leen ñu nekk ay jàmbaaru fàkk tëdd ma leen di observer gis leen ñuy liggéey ma xam ne bëgg nañu am nañu yéene bi waaye xëy na kattan gi néew na mu war ma nag man en tant que maire de la commune ginnaaw bi ma ci amee ndigalu sama conseil municipal ma jàppale faamu commune Fann Point Amitié aw ma ci gàcce nag parce que dañu gëm ñun au niveau du conseil municipal gëm au niveau du bureau municipal ñun waa maire yi dañu war a liggéey bu bari en termes de recouvrement muy coono yo ñu war a daj pour dajale xaalis mais bu ñu dajalee xaalis bi ba pare dañ ko war a delloo population bi parce que ñoom ñoo ko moom loolu moo tax lépp loo xamante ne conseil municipal bi voté na ko delloo nañ ko population bi sous diverses forces parce que forme yi nga xam ne si lañ koy delloo population bi mun na nekk ay investissement yoo xam ne dafa am impact direct sur la vie des populations boo ko xoolee lu mel ne ay postes de santé yi ñuy tabax dafa am impact direct sur la population jardin public yi ñuy aménager pour changer le cadre de vie dafay am impact direct ci population yi pavage yi ñuy def dafay am impact ci population yi école yi ñuy rénover di ko pavé day am impact ci population yi loolu c'est des investissements yoo xamante ne depuis 2014 mairie baa ngi koy def pour les populations